Très chers amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Sénégal 7 mbégte la ñuy amat encore une fois di leen dalal ci seen télé bi nga xamante ni nee na toutes les actualités à temps réel dama leen koy bëgg di jox ngeen koy am en exclusivité alors ñu ngi ci mois d' octobre nag te ku ne mois d' octobre xel yëpp day dem ci ndaanaan bi nga xamante ni day waajal lu rëy fële ca Paris di Bercy di le 13 octobre ak Pape Diouf waaye nag loolu bi mu amee daa am ñaari jeune talent yoo xamante ni dañoo nekk fii ci diwaanu Médina defaral ko lu nice génneel ko benn single sargal ko yëkkati ko chantel ko ci li nga xamante ni mooy ay louange am ak ay xeetu baax-baaxam duma def rek lu dul nuyu kenn ku ci nekk de façon respective kii ma dendal nag mooy Mbidou ñu ngi lay nuyu. waaw soxna si maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi ci jàmm sant bu baax a baax a baax. aja comme ni ma ko waxee sànq ñu ngi lay dalal ci émission Makkaan bi waaye it comme ni ma ko waxee sànq rek ngay nuyoog ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan à travers Sénégal 7. waaw maa ngi nuyu askan bi di nuyu le monde entier. surtout diaspora bi nga xamante ni tey jii kenn nelawatul. loo wax ñu ne le 13 le 13. na du yomb waaw c'est ça. aca ba tey ma daal di dellu ci sama droite kii nag may bëgg a tudd nee na moom mooy King Kangam macha allah King nuyu naa la. yee maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi ci jàmm. yee ñu ngi cool ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah nuyoo la ak téléspectateurs yi. déjà maa ngi nuyu. képp ku toog. wala képp ku taxaw wala képp ku may gis di ma xool. à travers le monde. donc maa ngi lay jox sama ñaari loxo. di la wax ni King Kangam mi ngi lay bëggee. comme ni ma leen ko waxee woon yéen a ngi ci seen émission Makkaan mu nekk émission boo xamante ni toujours comme ni ma koy waxee rek mettrul kenn à l'écart koo mën ci doon am benn mot rek boo mën a wax ci réew mi dañ lay invité ñoom ñi ma invité nag bi ñu leen defalee publication ci sunu site bi ñàkkul ñu daal di leen di laaj ay question bi ci njëkk bokk na question la boo xam ne yéen ñaar ñëpp mën ngeen ci répondre mais bi nga xamante ni njëkk na ci bokk na ci seen single bi nga xamante ni moo tax ñu ñëw fi tey parce que gis nañ ngeen sargal Pape Diouf idée bi fan la jógee Mbidou. waaw idée bi ci man la jógee. parce que dama toog un jour. ñu annoncé ma Bercy Pape Diouf le 13 ça fait maintenant 1 an. après ma toog comme man artiste la et puis damay créer. ma ne Youssou Ndour dafa def Bercy. def morceau boppam. morceau bu cartonné. Wally Seck tam def Bercy. def morceau boppam mu cartonné. ma ne pourquoi pas man maay artiste. pourquoi pas ba mënuma defal Pape Diouf morceau Bercy man maa koy def initiative boobu la amoon ma ne maa koy def te dina ko porter. comprendre nga. bi ma amee idée bi après ci la woo King Kangam. woo Baye Demba boo gisee moo woo sax King Kangam. parce que choix boobu ma am King Kangam benn. timbre de voix am daf may daaneel. déggal li comprendre bala ñoo dem dinañu fi may. waaw timbre de voix am daf may daaneel dama xool booy xool rappeur ak mbalaxman chaque année dañuy def match. ok comprendre nga te loolu foo ak reer la rek quoi. tout à fait. waaw loolu tax ma am initiative boobu. def mélange bi. woo King Kangam. woo Baye Demba fële. ñu def morceau bi. macha allah alors King comme ni nga ko déggee sànq sa mag nee na sa voix daal moo koy daaneel. waaw moom dafa baax rek ndeysaan. dafa baax. yombul nga am benn initiative ci benn affaire. après woo ay nit yoo xamante ni peut-être bokku leen sax monde de musique. tout à fait xam nga donc mu doon lu rëy et puis ma am ci contentement bu bëree bëri. effectivement comme ni ngeen ko waxee sànq yéen a ngi sànnante ay louange daal acca comme ci mënti doon daal mu ngi noonu mais ba tey xam nga sénégalais moom lu mu gis rek dina am interprétation bu mu ci teg ñenn ñi jàpp ne Mbidou King ak Baye Demba mi nga xam ñoo def yoonu Bercy liñ ci séntu rek mooy Pape Diouf yóbbu leen Bercy yéen loo leen ci tontu. waaw xam nga loo gis rek pour man ci côté art dafay naturel. d'accord. comprendre que man noonu laa ko jàppee quoi c'est pas damay dem Bercy wala ma ñàkk dem Bercy loolu yëpp laa ci mais li ma gënoon neex rek mooy. nga defal ko morceau mu kontaan. d'accord man loolu ma ci yëkkati woon. yan rapport la Mbidou am ak Pape Diouf. waaw Pape Diouf rapport yu ma am ak moom bari na parce que bi may xamante ak moom boobu dara ñoragu fi quoi. ndeysaan boobu ça date. c'est très longtemps. waaw c'est très longtemps. lañ xamante. souvent dañuy déggante téléphone peut-être jot ki moo amatul. parce que ku ne yaa ngi sa waar di béy comprendre nga. waaw noonu la demee.
ok alors comme ni mu ko waxee yàgg na te démb dafa yàgg longtemps du tey nga jël sa rakk boole ko ci ak Baye Demba ba tey ñu continuer rek ci question internet yi yàggul dara Pape mi nga xamante ni moom nga sargal organiser fi benn tànn beer yàlla def ñu maanaam préfet daal di koy annuler ban yëg-yëg la Mbidou amoon bi loolu amee. waaw bi mu amee tamit damay ne peut-être loolu la yàlla dogaloon parce que nguur kenn du xëccoog moom comprendre nga da ngay nit ñuy wax naan da ngay fóot ba mu kii nuñ koy expliquer ba mu da ngay fóot ba xaw ma nan mu fend ci comme genre kii yooyu genre waaw mu ngoog yow da ngay ne lii ngay def da ngay programmer après ñu jaam ak pexem yàlla ak dogalam quoi comprendre noonu la demee nguur bu soxlaa mooy loolu quoi mënoo ci dara parce que ndigal la bu jóge ci kaw. mais nee nañu carrément affaire yi fu fa la woon donc préfet bi sax il a bien fait mu annuler ko Mbidou yow lan nga ciy tontu. waaw dafa xam nga lu ñu tombé moo waral ñu ay gaf comprendre nga. man dama koy jàppee ni foo la parce que sabar dafa bokk suñu culture c'est ça sabar dafa bokk suñu culture jàpp nañu daat ne dañ koy def jotul am xam nga loolu la yàlla dogal man noonu laa ko jàppee waaw. ati rafet na King ñi nga xamante ni Pape Diouf invité na leen woon ci sabar bi est-ce que jàppoon ni loolu moo gën a tax préfet bi daal di annuler li nga xamante ni mooy sabar bi. waaw xëy na loolu d'une part mun na ci am influence parce que ay rumeur quoi da ngay dégg ñu ne ñooñu ñoo taxoon loolu am d'une autre part tamit aussi da ngay dégg ñu ne avec décès Bruno bi moo waral tamit aussi loolu am mais donc boo seetee da ngay gis ñii di wax lii ñii di wax la lee mais doo xam tamit aussi ban la ci mais de toutes les façons lu ñuy naan préfet mooy préfet lu mu wax noonu lay demee donc xam naa nii la mënoon demee quoi moo tax mu demee nii. alors Mbidou rivalité bi nga xamante ni toujours dañ koy gis te ñi ko njëkk a gën a gis nag bokk na ci Pape Diouf ak Wally Seck Mbidou loolu nan nga koy interpréter tey. waaw loolu man du loo xam ne dama koy rafetlu. parce que Pape Diouf Wally petit frère am la. ñoom ñaar ñoo bokk liggéey bi ñu liggéey. ku ci nekk nag da nga nekk ci sa waar. man rafetlu ma trop nit ñi. pour man nit ñi ñoo leen di boole mais ñoom ñaar buñ toogee ku ci nekk xam nga mais Mbidou est-ce que gisoo tamit que ni ñoom ñooy dimbali nit ñi wax Pape bu wayee fii ne iñaan mbaa mu way ne joojo fajorul joojo mer bu yàgg la Wally jóge fee ne duma la may naada en fait est-ce que du soulever ay quelque chose quoi wala certes ay way la nii rek. waaw dina soulever lu bari moom parce que Wally bu woyee fële wax li muy wax Pape Diouf way fële wax li muy wax loolu day créer buzz te ñoom booy xool man pour man de ma part personnelle ñoom loolu lañ ciy wut. buzz lañ soxla daal buzz lañ ciy wut. kon ñoom daal féewaloo bi nii moo leen di arranger. waaw parce que xam nga te artiste tey jii dañ toll ci monde boo xamante ni musique bi dafa low comprendre nga léegi il faut que nga def benn affaire pour mën a exister à chaque fois. D'accord. parce que fii da ngay génn par exemple da ngay génn sa album nga nekk au top ñuy wax ba benn moment leneen génn yow fàtte nañ la mais yow pour nga nekk au top pour nit ñi di la déglu pour nga nekk pour nga exister il faut nga créer benn affaire pour wane ni yow yaa ngi fi ba léegi waaw man noonu laa ko jàppee quoi pour lépp pour créer buzz la. sabar bi ñu annulé woon amul dara lu mu nar a impacté ci berse bi yaakaaroo ko. non yaakaaruma ko pour man ni mu demee nii sax day tax affaire gën a. ñu merle ko ah. xam nga sénégalais dañuy merle nii. xam nga sénégalais déjà bëggul nit di néewal doole. moo moroom nitam ko comprendre. mais King rivalité bi yow noo koy dundee. moom laay expliquer quoi parce que àdduna lépp loo gis ñaar la phase ak neutre. ba ci light bi duñu dal phase ak neutre la moo waral muy tàq ñuy am lumière. Pape Diouf ak Wally noonu la demee phase ak neutre la moo waral nga leen di dégg moo waral loolu coow loolu ngay dégg mooy light bi mooy waral ñuy shine noonu donc loolu mënul ñaax ci milieu bi kii day wax jëm na le kële wax jëm na le mais nag lu leen di gën a boole mooy fans yi ñoo leen di gën a boole waaw parce que ba ci nawetaan boo xoolee ñaari équipe yu dend saa bu ñu coowee booy ndaw yi ñoo ko commencé
ñoom ñooy commencé jël ay xeer di sànni ñale di riposter après mag yi lay ñëw dugg ci donc du ñoom ñaar quoi mais gars yi leen support la conseil boo leen di jox ñoom ñaar waaw li mu leen di jox mooy conseil bi mu leen jox lu ndaw la mooy ñoom ñaar ñoo bokk do ré mi fa sol la si do c'est la musique de. parce que man du ma bokk ak nit do ré mi fa sol la si do naan damay soir ak yow mais c'est la musique musique foo la musique ay feeling la parfois nag peut-être mun nga def say feeling ni nga koy filee nit ku du ko filee noonu mais man bu ma filul li ngay def am na keneen ku ko fil naa respecté kooku bien sûr méttiwul quoi pour man. xam nga émission bii di Makkaan saa su ne bu ñu weesoo rek ci question internet yi dañuy dugg ci rubrique bi nga xamante ni mooy rubrique jomb donc tout de suite rek sans plus tarder dañuy dem jëli jingal ñëwaat léegi ñu daal di eggale li nga xamante ni mooy émission Makkaan à tout à l'heure. de retour ci li nga xamante ni nag mooy seen émission Makkaan waxoon naa leen ko ku ñu invité koo mënti doon foo mënti jógee wala sax ci makkaama boo mën a toll dinañ la laaj lu say jomb tey nag damaa ñëw ci ay xale yu Médina te xam nga ni Médina buñ ko waxee rek xam ne mbaax gëm culture ak bëgg li nga xamante ni mooy say mbokk dafa am solo lool dama koy njëkkee rek ci mbiidu tey bu ma la doon laaj luy say jomb lan ak lan nga may limal. waaw xam nga tey ñun dañu ay sénégalais nekk ay jullit suñu papa nekk jullit suñu yaay nekk jullit ñu juddoo ci famille bu baax pour man am na loo xamante ni jomb nañ ko def par exemple toxum yamba bi comprendre nga sangara bi léegi dafa yomb trop ci jeunesse bi te loolu c'est pas bien comprendre yooyu man ça me fait mal comprendre lii nag la mbiidu jombale boppam waaye noonu rek laa koy laajee King question bu universelle la donc King Kangaaw aja tey bu ma la doon laaj en tant que jeune toll ci sa ndaw lan ak lan nga xamante ni jomm nga ko tey say waa kër fekk la ci. waaw moom laay faral di wax souvent ma ni éducation de base dafa am solo. tout à fait te heureusement ñun tamit aussi dañuy bokk ci benn famille boo xamante ni. depuis le bas âge dañuy def ci yow lu bëree bëri parce que maa ngi dégg parfois ci ay oustaz dañuy faral di wax que ni xale à l'âge de 2 ans li nga def ci moom boo deful ci moom pour nga defaat ko ci day metti effectivement donc li ñuy naan garab ca ba muy tooy lañ koy jubbanti loolu dafa am solo man dama am chance boobu dama bokk ci benn famille bu mag famille ñeeño dañuy yar seen doom dañuy éduquer seen doom donc yu bëree bëri dañ la koy jombale da nga naan man dama rusa sax xulloo nit di ma xool. pour jox la exemple pourtant ku la gis ak sa cëfat. waaw dama koy nduru mais dama rusa sax xulloo ak nit. yéen ñaar kuñ ca xool dañ naan kii moo gën a yaru kii. mën na nekk nag de mais est-ce que man gënuma ko yiwadi man dama waye di de. te. maa ngi jégalu ama mais pour dire. que ni doomu aadama da nga war a am yow da nga war a rus sa bopp ba pare. d'accord avant nit ñi wekk la. avant nit di la xool di la rus. tout à fait c'est ça. depuis à l'âge de 12 ans man laa ne bàyyi naa saaga ndey. ndeysaan. boobu laa gëj a saaga. warul la parfois nag damay naxe ak samay dégagement affaire yooyu noonu. mais man dama rus sama bopp. ndeysaan dama rus sama bopp. parfois damay nekk ci comme par exemple may def émission. maa ngi sóor que ni samay waajur ñi ngi may seetaan. effectivement te lu ma dul def seen kanam. dama ko def ci kanamu àdduna. donc nit dafay am li nga gëm. am li ngay jomm rus sa bopp. man looloo nekk ci man. déggati naa dëgg xale yi Medina laa seet si de waaw kay moo ngi noonu barki rabbun tabaaraka noonu la gis nga àddina da ngay def li nga xamante ni ku la ci fekk rek ci àddina doo rus ba tey ma continuer émission bi ba tey ma nekk ci rubrique jomb noonu lay laajee rek actuellement tey koo xamante ni nekk na ci jeune yàlla def aussi bu dee neen ñi ni tudde ko nattu muy utiliser yi nga fi doon wax ak yooyu lan ak lan la ko mën a jural ëllëg. waaw li ma ko mën a jóor mooy dudul lor ko rek. loraange rek la lay jural. baal ma jàpp nañ ne boo tuxul boo naanul parfois nekkagoo ci lii bi nu mu tuddati ci buzz bi. waaw loolu complexe la pour man complexe laa ko jàppee. mais am na ñoo xam ñu ngi fi. juddu nañu màgg tekki fi te jaaruñu sax ci yooyu. léegi bi ma dégg nag ñu ne loolu boo ko jëlul doo mën a taxaw doo mën a tiim public beeg yooyu est-ce que loolu dëgg la.
non loolu gëmuma ko peut-être ñoom seen idée la quoi mais man loolu gëmuma ko man yooyu mosuma ko utiliser te maa ngi joué. léegi benn question bu xaw ma discrète xaw ma indiscrète Mbidou day tox wala. man ci toxum cigarette laa yem te maa ngi koy sax regretté di tax ma duggoon ci sax ba léegi xamatuma ko. bu ma sañoon tey kenn dootuma ci dégg. man boo ko bëggee bàyyi ma boole laa léegi ko bàyyi. waaw léegi boo buggee sax léegi. waaw léegi sax. neex na King yow loolu noo ko gisee. loolu la noonu. moom maanaam ñenn ñi complexé ba naan boo jëlul quelque parfois yenn doses yi doo mën a affronter public beeg yooyu. waaw mais man loolu gëwma ko. man gis nga daaj naturel. moo ma dàkkal fuuf daaj boo xamante ni boo bàyyee mu rees moo ma dàkkal fuuf parce que daaj naturel dafa naturel. du denc doomu aadama. mais lépp damay revenir rek ci éducation de base. dafa am solo parce que pour man stressé. wala nekk ci ay jafe-jafe. warul tax nga tux warul tax nga naan warul tax nga dugg ci yenn détails yi. pour man nit boo demee ba am lu la metti sax wala boo demee ba am lu lay influencer naan la defal lii parce que pour man lépp loo gis ci àdduna ñaar la nit day am foo xamante ni bu fa tolloo day xaaj jëmmam ñaar benn bi génn di ko yedd léegi loolu dafa am solo li ma laaj léegi nag ma naan la man dama rus sama bopp Cheikh Ahmadou Bamba mooy wax dëgg la mais King Kangam artiste parce que Sénégal dafa graw te lii ngay def nii bés dana ñëw danaa dem ba moo tax may wax bés dana ñëw xëy na niveau bii di ñu nekk dina gën a xaay xëy na mu fekk ñu ci beneen monde te booy wax ci internet da ngay wax lu leer a leer Cheikh Ahmadou Bamba mooy wax lii mais artiste bi King Kangam mun na sol déguisement bu ko neex mais def du moom bu boobaa du Cheikh Ahmadou Bamba mooy wax mais King Kangam moo mel noonu parce que xam nga lu tax ma wax la lool ëllëg mun nañ ñëw gis ma nekk ci beneen comme par exemple ma nekk ci benn vidéo nekk ci beneen anam boobu jikko artiste bi laay wane foofu te lii nii bugguma ëllëg nit jël ko ne moom moo fi waxoon lii moom moo def lii jàppale ni leneen lu ma fi def King Kangam moo ko def mais kii wax ni Cheikh Ahmadou Bamba la ata ba tey lii wax ci King nekk Cheikh Ahmadou Bamba fu mu féete lépp a ngi ci biir King lépp a ngi ci biir Cheikh Ahmadou Bamba laa bëgg nga dajal ma ko fu mu féete fu mu féete ci jëmm ji ci jëmm ji ba tey garaaw nañ bàyyi noonu ba tey waaw mi ngi noonu de mu nekk ay jomb yoo xamante ni King yëkkati na ko jëmale ko ci képp koo xamante ni toll na ne comme moom nekk ci milieu bi nga xamante ni mooy musique yàlla nañ ci yàlla defal rek ñu am ci jàmm yàlla defal ñu ci saa su ne rek ñu ciy def li neex suñu borom ba tey may laaj Mbidou bu ñu la doon laaj tey li la gën a marqué sa àdduna lu loo xamante ni doo foo ko fàttalikoo rek sa xol neex lan lay doon. waaw loolu dama ci sawar a tontu parce que tey jii li may fàttaliku chaque fois mu may neex mooy le jour bi ma demee cosaan soirée Youssou Ndour mu woo ma tàllal ma micro ma yéeg woy mu may ma xaalis bu bari guddi googu nelaw ma parce que dama ko doon rêvé nelaw ma ba bërsët 11h jot ñu war a football yi naaj bi tàng lool mais bi ma ñibbisee dama feebar méttitu bopp parce que le fait que nelaw ma parce que dama kontaanoon émotion jàpp ma xam nga c'est ça noonu Youssou Ndour dafoo de kenn ku nekk bëgg na koo dend ak moom noonu laa lay laajee nag ku am lu la neex di nga am lu la naqari lan la ñu Mbidou mën a wax ci lu ko mës a naqari marqué ko waaw li ma naqari marqué ko mooy yàgg na dama gisee woon ak Lamine Faye Lemzo jamono yi sax laa xamante Pape Diouf mu jox ma rendez-vous ne ma mercredi ñëwal kër ga ma auditionné la mercredi boobu ma dem sonné gardien moo génn ma ne ko Lamine moo ma jox rendez-vous tey est-ce que mu ngi fi mu ne ma noonu Lamine new fi ma ne ko si Lamine mu ngi fi parce que oto ma ngi fi moo ma jox rendez-vous mu ne ma noonu new fi et puis sax jóge fi affaire boobu metti ma mujj gi maa ngi moom dañu xeex foofu. mais Lamine Faye génnoon na j'espère. génnul. ba tey dégg ba tey xeex bu metti sama chemise bi ma sol lépp xotteeku. mais nit da ngay am palmarès. waaw noonu c'est normal non loolu dafa waroon am. nga xam yow yaay kan waaw dafa waroon xam waaw c'est ça loolu dafa waroon am ma xam nga
muñ ko rek xam ni dafa bokk ci yoon bi. ba tey tantewaatoo woon pour jotaat Lamine. non après jotaat naa ko bi ma koy jot dafa fekkoon boobu may liggéey ak frère am Moustapha Faye. d'accord. ndeysaan dañ daan dem. bu ñu liggéey ba pare moom ba nga dëkkoon rue du Sicap rue du bu ñu paree dañuy dem répétition leen soo jamono. dama doon assister quoi ci répétition yi. dama doon téye clavier bi. jóge rue 10 dox ba Liberté 2. maag Tafa Faye dañ koy awante. waaw moment boobu nag ci laay xamante ak Papa Diouf. mais après gisante na ak Lamine Faye. mais sexe utilisé wu naag yooyu noonu wala. waaw léegi après mujj gi dafa nekk sama gaañ. Pape séeréer lañ koy wax mujj gi dafa nekk sama gaañ. d'accord aca ba tey ma daal koy laajee noonu King lu la gën a neex looy fàttaliku ci famille bi sa vie artistique bu mu ci mën ci doon. waaw lu ma gën a neex. ci bëri na ay lu neex ci xol yu bëri yu ma traversé mais bi mu ci gën a neex mooy sama benn sister ba mu gañee kër. ndeysaan maa ngi koy nuyu de passage Lala Thiam. ba mu gañee kër moom loolu moom sama xol dafa seddu quoi. parce que dama doon naan kii maa ko war a jëndal kër. far mu gañee kër ndeysaan dama kontaan. yéene ba lañ matale rek. waaw yéene bi moo mat. ndeysaan waaw mais neexoon na trop quoi. franchement neexoon na trop. bu la gën a metti nag boo xamante ni jot na rek sa xol bi jeex tàkk. waaw bi ma gën a metti li ma gën a metti. parce que man déjà. bëgguma wax lu ma gëmul. te bëgguma wax loo xamante ni. maa ngi koy wax nit ñi ngi koy dégg. waaye jógewul fii. mais li ma gën a metti. yàlla xam na ni mënu ma ko wax. di nga ma ko wax billaahi mënu ma ko wax. doo ma ci may tuuti sa jàpp si ak ni ma déplacé woon. boobu moom xolal maa la ko ñaan. waaw mais léegi boobu metti woon na la léegi indi beneen bu gën a mooy metti boobu. li ma gën a metti. à part boobu ah boobu après mbaa di nga ma ko wax. waaw xëy na jamono dina ñëw mu wax la ko. waaw rafet na waaw baal ma baal la ko. non da nga baax. chers internautes gis ngeen ko mi ngi noonu ginnaaw bu ñu paree nag ci li nga xamante ni mooy rubrique jomb dañuy dem rek daw ñëwaat léegi ci top du jour à tout à l'heure. santaat yàlla bu wér xef ak xepp lu ne xaj na ci donc ñu ngi fii ci li nga xamante ni mooy seen émission Makkaan li nga xamante ni nag tey mooy top du jour damay jaar nank wala laaj ko Midou tey sa top du jour foo koy accentuer ci lan nga koy accentuer parce que top du jour bokk na ci nag li nga xamante ni moo gën a neex wala moo gën a naqari nit ki ci réew mi donc dañ la koy laaj rek su ko defee wax ni waaw sama top du jour mooy par exemple booy xool tey ji mendicité bi am taalibe yi quoi par exemple ngeen di bàyyi ñu tere na ci mbedd bi man loolu ça me fait mal te xale ndeysaan xale man dama bëgg xale billaahi te Midou loolu nga gis ne mendicité bi metti na maltraitance bi nga xamante ne mi ngi am sax ci côté xale yi ndax yàggul dara trafic humain bi bari woon na fi yan solution nga xam ne nga foog ne buñ ko tegoon rek dina mën a indi tawfeex ci ñëpp waaw loolu solution bi mooy pour man gouvernement bi la rek gouvernement parce que ñoom ñoo ne ci kaw tey ji lu ñu bëgg a mu ne fii ci réew mi dafay nekk d'accord billaay lu ñu bëgg a mu ne tey suba mu nekk waaw moom laa jàpp ni ñoom ñooy ak waajur yi j'espère waaw waajur yi ñoom daanaka mooy li King doon wax comprendre lépp ci éducation la boo éduquer sa doom ni nga ko war a éduquer maanaam du jéggi siraat bay dem def yeneen yoo xamante ni c'est anormal comprendre nga mais boo gisee ma wax ci waxu taalibe par exemple ñi nga xamante ni parce que booy xool taalibe yi ñu fi nekk tey ji kenn juddoowu fi ci village lañ juddoo mais ñoom pour négligence moo leen jàpp comprendre nga doom nu mu neexee nga jur ko rek bàyyi ko mu dem xam nga am na ñoo xam ne amuñu ko tey ndeysaan buñ ko amoon tey mën nañ ko jënd ak seen alal si amu parental comprendre waaw mu ngoog c'est ça mais nga jur doom toppatoo woo ko mu génn xamoo fu mu nekk doo sax toog di xalaat ndax
doo toog ba xalaat ko. man loolu ça me fait. am na solo et ça va droit au cœur donc loolu la fi Midou bàyyi képp koo xamante ni daal jur nga sa doom ci farata si yàlla ak sunnas Muhammad même bu dee da nga ko yóbbu daara na nga ci bàyyi xel bu baax te di ko dem di nemmeeku ci am na solo King sa top du jour foo koy accentuer tey. L'éducation des enfants. parce que dañuy toll ci période ouverture. donc xale yi. foog ñu veiller ci ñoom. veiller ci ñoom nag ne veut pas dire que ni da nga leen di yóbbu école rek ñu jàngi. d'accord xale dañ koy préparer avant sax muy naan day dem école. tout à fait psychologiquement dañ koy préparer. ok muy am. état d'esprit non muy am habitude. di xam ni dafay teel a yeewu. dafa war a am ci bërëb bu muy dem. ba benn heure bi. bërëb boobu ci la am droit. ñëwaat ci biir kër gi. te bu ñëwee ci kër gi. day pour nga def ci moom que ni temps bi laa am pour foo. beneen temps bi damay delluwaat parce que damay préparer pour demaat ci bërëb boobu noonu. li nga xamante ni yëkkati na ko bokk na ci l'éducation des enfants ñu gën cee bàyyi xel gën ko promouvoir ndax xale yi ñooy l'avenir suba donc képp koo xamante ni rek jamono ji yaa ngi seetaan émission Makkaan bàyyi ci xel. toujours dañ koy clôturer en beauté ci actualité bi gën a faar ci réew mi 18 safar lañ wax Mbidou yaa ngi waajal Touba. waaw ñu ngi koy waajal kon ni ñu ko doon defee chaque année. di wax ni yàlla nañu yàlla yóbbu ak jàmm. indiwaat ñu ci jàmm di wax ni chauffeur yi ñu daw ndànk dal ndànk. comprendre waaw. macha allah ci kàttanu yàlla fan nga nar a dal boo eggee. waaw bu mun na dem soxna baal yi la ñuy dal à chaque fois ñu. kër soxna baal. waaw boo demee nag moom ma fàtte ci ñaan. non duñ la fàtte ci ñaan lépp loo bëgg moom yàlla dina ko defal parce que da nga baax. non kenn du yow. non yow da nga baax macha allah yow moom lu baax rek nga yab. yéen da ngeen a baax amiin waaye. aja yow safar gi noo koy dundee ndax yow moom yaay borom màggal gi. sëñ Ba waaw gis nga de ñi ngi koy waaj. ñi ngi koy waaj bu baax a baax. di ñaan yàlla yóbbu ñu ci jàmm. di ñaaxaale tamit chauffeur yi. ñuy daw bu nànk-nànk. ba yegg parce que nee nañu daw nànk. dal nànk. nañu doyal ay nelaw. te xam ni yàlla jeexul. sa wërsëg. mënoo ko boucler ci ay 2 jours nga lekk lépp mënul nekk. paas yi tamit ngeen dimbali ñu ci. waaw di wax que ni gars yi nañuy am yërmande. Sénégal mën na dem. mais foog ñun ñuy xool suñu morom. koo xool nga jàppee ko sa bopp. mooy waral ngay am yërmande ci moom. fekk bëggante wuñu. fekk ku ci nekk amul sa yërmande morom. Sénégal du mës a dem nañ jàppalante bëggante. ku ci nekk man bu ma lay xool. may gis sama bopp. dafa am solo. loolu mooy doxal suñu réew. ñu bañ a yàqamti dara lépp ñu teg ko ci yoon. te xaar yàlla xam ne lu jot day yomb. waaw maa ngi tàggu ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ma doon seetaan. di leen wax tamit aussi maa ngi jégalu bu dee wax naa fi loo xamante ni waxuwul ngeen xam ni dama mate di rek waaw doon jaamu borom bi rek doon ku mata di rek moo waral ma juum di leen wax ni tamit lépp lu ma fi wax lu rafet ngeen xam ni tamit du sama kàttan borom bee ma suturaal rek comme ni muy suturaalee jaamam di leen wax que ni kontaan naa ci yéen. mais bien sûr man maa ngi waajal sama album décembre incha allahu rabi. avant décembre dinaa leen may déjà benn vidéo. beneen single boo xamante ne mooy annoncé incha allah album bi. du yàgg dara incha allah. aca Mbidou looy tàggoo. waaw maa ngi tàggu ñëpp ñi ma doon seetaan di leen wax ni que ñu waajal. bisu le 13 man ci loolu lay focaliser chaque fois. comprendre le 13 parce que Pape Diouf dañ ko war a dooleel. Bercy dama bëgg mu fees del sama mbokku tukulóor yi fa nekk. ñi nekk Miro. nekk Mantes-la-Jolie. ñi nekk Havre. ñoom ñëpp nañu dajaloo le 13. ñëw. féete ko Pape Diouf. waaw c'est le Sénégal c'est l'Afrique quoi. C'est l'Afrique, c'est le Sénégal et c'est la génération consciente. Alors chers amis internautes gis ngeen lii lañ leen indiloon tey ci seen émission Makkaan ma dalaloon nag tey ñaari doomu Médina kenn ki di Mbidou kenn ki di King Kanga ñu nekk macha allah ay jeunes yoo xamante ni li ñuy def dañ koo bëgg mën ko indiloon tey ki nga xamante ni nag mooy waajal la nga xamante ni mooy Bercy di Pape Diouf génneel ko single bu bees tàkk da cee xajul rek.
rek waaye Baye Demba daa waroon a ñëw donc ñu koy saluer aussi moom it de passage mi ngi nii rek comme ni ma leen ko waxoon émission Makkaan Thiat mi nga xamante ni fu ne lay dugg ku ne la leen di génneel toujours rek mu indil leen facette bu bees te pare guma ci kàttanu yàlla dinaa indi leneen ñu waxtaanee ko rek mu nekk en beauté d'ici là portez-vous bien et passez une excellente fête de soirée bye bye.